Midi Culture. Fatou Bintou Gueye mooy doomu Mame Matar Gueye bi réeroon te feeñaat te police ne ab auberge la nekkoon tey jii kon lan ko war a delloowaat ca police ngir dégluwaat ko tax police ne ñoom duñ ci waxaat Mame Matar Gueye gannaaw ba mu ko ñaawloo ba noppi ne kon jamono ji dafa daal di joxe kàddoom ba noppi livre bi Pape Alé Niang génnee duppee ko kon wala sax di ca ŋàññi Cheikh Oumar Anne ak ni mu doon doxalee ca kuddu Abdoulaye Diaw xotti taret la ko def kon njiitul maire bu Podor moom nag nee na Mody Niang ak Pape Alé Niang ñoo raw jàngoroy coronavirus ci am réew yéenekaay bii di Le Soleil am na juróom fukki at waaye seetlu gi moo di kon daanaka nguur gu fi ñëw ca la ko neex rek lay daal di bind nekkit mbir moo xam si ñu bëri ci askan wi dañ ko daal di ñaawlu mbalit ma nga xam si kon day bàyyeekoo ci l'hôpital yi dañ koy tuur ca peggi géej gi loolee nekk moo xam si mën naa jural askan wi musiba te it mbir la moo xam si war nañ caa gaaw juk laata bëy di woy mbuus reportage bi tey ñu jëmale ko kon ci wàllum sëriñ toog ni ko jigéen ñi ñemee loolee kon dinañ ko daal di waxtaane ci biir Midi Culture li mbokkee ak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole nee ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram sooga dugg ci pàcc bi nu jegle aada ak cosaan mu gën caa fës kon festival film Femme Afrique bi ñuy amal ñeenteelu édition ba ngir kon gën a jox gëdd jigéen ci dendu Afrique leneen lu ñuy waxtaane ci bile jotaayu xibaar moo di Sénégal Histoire en marche nekk livre bu bees boo xam si Abdou Latif Coulibaly moo ko daal di feesal di président Macky Sall ku nekki nama bi mu nekkee ci bopp réew mekk léegi nataal bi gan gi ak li yëglekaay yi xëy suba ak tey mooy bural Midi Culture ñu ñaanalante Kader Lo Abdoul Khadr moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck ngeen ci àndal maam ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel na ma leen ko waxee ca bopp ba rek lay duggee ngeen ci yaatal gi ak kon mbirum doomu Mame Matar Gueye bi nga xam si dafa daal di réeroon te ñu mujjee ko gis loolu nag ba mu amee ki la di lieutenant Ndiassé Dioum da cee génnoon yëkkati ci ay kàddu nekkit mbir moo xam si moom mi nekk vice président ONG Jamra daal dina koy ñaawlu ba fa ñaawlu yam toppandigeek Ndeye Mati Dieng. aljuma bi ñu weesu 14 février la njiitu ONG Jamra bi Mame Matar Gueye def sorti xamle ne doomam bu jigéen Fatou Bintou Gueye dafa rek daal di réer gannaaw bi ma ko tàggoo ba sub Saint-Valentin ngir defi sport ci centre aéré bu BCEAO doomam bi toll ci fukki at ak juróom-ñett fanansiwul Mame Matar Gueye tiit ba daal di porter plainte ndax mu ne ñeenti at ci ginnaaw jotoon na ay menaces ci ku mu xamul ne bu teggiwul tànkam ci góor jigéen yi muy xeex ak itam yenn comportement yi dinañu rek daal di amal ay ñaawteef jëmale ko ci benn doomam bi kott mu am 2019 bi rek soo leen fàttalikoo scénariste maîtresse d'un homme yi nga xamante ne ki la di Mame Matar Gueye da ci doon rek daal di ñaawlu ay séquence Calista si bindoon na fi ci page Facebook ginnaaw bi mu gisee photo Mame Matar Gueye ne bésam dina ñëw lu yàggul dara lii la yëpp nag soo ko boolee Mame Matar Gueye gis ne ay xupp la yoo xamante ni ay noonam ñoo koy teg ci kawam ay waxtu samedi boori 20h lieutenant Ndiassé Dioum joxe xibaar bi ne Fatou Bintou Gueye na auberge fii ci Ndakaaru lii la nag jur coow ndax dayo bi Mame Matar Gueye am fii ci Sénégal ak tamit li xew ni mu safaanu ak xeexam njiital ONG Jamra bi maire ba futtu defaat ab sorti samp ay laaj ne ani lan moo waral lieutenant Ndiassé Dioum yàkkamtee siiwal mbir mi te enquête bi jeexagul li mu jàpp mooy dafa am leneen lu daal di laxasu ci ginnaaw tey King FM xëy woo lieutenant Ndiassé Dioum mu tontu ne enquête bi jeexagul moo tax mënagu cee wax naka noonu Mame Matar Gueye mi ñu xamal ne dafa jokkaat doom ba noppi ne dootul wax fii léegi mbir yi leeragul. cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax Ndeye Mati ci googule livre bi nga xam si ñaar da ko di bind di ca ŋàññi bu baax a baax yore ko Cheikh Oumar Anne jamono yu muy jiite kuddu loolu nag tax na ba coordonnateur des élèves et étudiants républicains de Podor di kon Abdoulaye Diaw daal di koy ñaawlu bu baax a baax moom sax nee na Pape Alé Niang leneen moo ko tax a jóg ku ci mel ni Mody Niang moom nee na kon ak nekkinam ci moo raw jàngoro jile di coronavirus ñu teewlu ko moom Abdoulaye Diaw ci micro King FM. Pape Alé moom taxawaayam moom ak ñoom Mody Niang ak ñeneen ñu doon wax pour yàkkal président léegi nag boo bëggee yàkkal président da ngay xool koo xamante ne tey bu ñu waxee liggéey président rek dañoo xalaat ni genn waa liggéey bi kii moo ko def nga jéem nag jaarale ci kooku noonu parce que amuñ benn accès ci président foog ñu jaarale yoo xamante ne sont des hommes de confiance ñu jéem def ko ay symbole de malgouvernance du président loolu nag loolu moo tax ni ñun étudiants yi ñoo xamal ne ñoom Pape Alé ak seen bande boobu noonu duñ ci ànd te dañoo taxaw ñu xeex lépp loo xamante ne day taxaw pour yàkkal Cheikh Oumar Anne duñ ci ànd te encore yaakaar naa ni rek ça c'est juste le début ça ñoom Pape Alé ak ñoom Mody Niang foog ñu delloo leen ci seen place ñu xamal ne Sénégal bii nii duñu bàyyi benn nit benn coronavirus di ko yàq comme sànq lu mu la ko waxee woon parce que man loolu laa leen jàppee ñoom ñi seen bande boobu noonu. gis nga Sonko man du mu wax sax Sonko rek damay wax ni ñoo xamante ne yéene wuñ ñu président lu baax ñoom ñëpp ñu ngi seen gannaaw
te ñooñu bari nañ am na ñoo xamante ne ñu jël seen courage ñu assumer ak ñoo xamante ne dañoo lakkatu si gannaaw nit parce que man loolu ay conseil Pape Alain bu dee tey journaliste la am na loo xamante ne waroon na am posture boobu noonu bu dee tamit politicien nga jël sa responsabilité ñëw nekk politicien nga jël sa courage entre les deux mains mais waroon nekk intellectuel nga nekk jeune ngay accepter ñu lay utiliser yenn kii yooyu noonu te tamit maa ngi profiter di féliciter président kii le docteur Cheikh Oumar Anne pour mesures yu mu jël foofu noonu yóbbu leen ci biir justice parce que am na loo xamante ne loolu noonu da lay topp ci àdduna yëpp parce que dañoo tilimal deram tilimal doomam ak mbokkam ak ñëpp ñoo xamante ne bëgg nañ ko instant bi ñoom tooñ nañ leen parce que rek dégg naa Modou Niang muy def boo wax ay wax Podor problème Cheikh Oumar Anne ak Abdoulaye Daouda Diallo moom lan moo nekk foofu noonu problème c'est pas son problème c'est un problème à Podor ñun waa Podor lijjanti nañ ko réglé nañ ko maintenant ñun ñëpp ñu ngi ànd di liggéey amul benn loo xamante ne dafa ñaaw suñu diggante. kaddu yi Abdoulaye Diaw nekk kon coordonnateur maire bu Podor ñu wax kon ci yéen kaay réewum Sénégal bi le soleil national moom nag daal dinay am jamono ji juróom fukki at biñ ko taxawaleek léegi waaye nag seetlu gi moo di ne daanaka ba mu sosoog léegi bépp nguur gu fi mas a jaar rek yow lay àndal Papa Ma Jaxate Sarr. ñu sos ko fukki fan ak ñeent ci weeru février atum 1960 le soleil mooy quotidien national bi njëkk boo xam ne ay doomi Sénégal ñoo ko daal di jiite ci at moomu sax SSPP di société sénégalaise de presse et de publication nekk fii ci réewum Sénégal moo koy imprimé le soleil daal di fiy wuutu yéenekaay yi di Paris Dakar bi fi nekkoon laata Sénégal di moom boppam ak Dakar Matin lu ko dalek juróomi fan ci weeru avril 1961 ci diir fukki at bëri na ay kàngam yu ko mës a jiite ba mu juddoo ak jamono ji ñu toll taskatu xibaar bii di Ali Dioum Bara Diouf Cheikh Thiam ak tey jii Yakham Mbaye mi fi nekk boobaak léegi ñaari at ñooy ñi ko jot a jiite mu doon yéenekaay boo xam ne day fësal politiku état bu Sénégal ak activité yu gouvernement bi Le Soleil mës a teggi tànkam ci gunge nguur yi fi mës a jaar yëpp atum 1960 ba 2020 gi ñu nekk loolee sax taxoon ba ñi faree ci kujje gi mësuñoo jóge ci di ko ŋàññ ndax dañoo jàpp ne yéenekaay bi musu leen fulaal wala jox leen baat moo ne day alalu askan wi mooy dugg wi yéenekaay bi Le Soleil ñu ràññee ko loolu ci dëkk yi nga xam ne ñoo sës ci Sénégal wala lu ko gën a sori ci ay jamono it mu amoon doole loolu ci Afrique de l'Ouest tey jii ginnaaw bi mu amee juróom fukki at bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne mu ngi koy jànkuwanteel bokk na ci ñàkk déggoo gu dox diggante liggéeykat ya fa ne ak ka ko jiite jamono ji mu di Yakham Mbaye ma ñuy tuumaal yorin wu bon gu kër gi di quotidien Le Soleil. jaajëf Papa Ma Jaxate Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-ñetti simili. Rejoignez Facebook, Twitter. wax kon ci déchets médicaux nekk kon ay mbir yor docteur lay bàyyeekoo jamono ji nag dañoo nemmeeku ni dañ koy tuur ci peggi géej ga nekkit mbir moo xam si baaxut ci wér-gi yaramu doomu aadama yi te it war nañ cee gaaw jóg reportage Aminata Ba. bépp mbalit bu am rapport ak li ñuy fajee ci hôpitaux yi wala ci clinique yi ñu koy wax ñuy faral di gis ñu sànni ko ci boppu géej gi bëri na ay gàllankoor moo xam ci nit ñi wala ci alam gi Mireille Sophie Faye di étudiante en matière de ci institut des sciences de l'environnement. dafay am yoo xam ni dafay bëri ay jàngoro yu si nekk ay piqûre rek yu mel noonu yi nga xam ne day jame bu nekkee defoon nañ ko nit koo xam ni am na sida wala hépatite B mu koy foowee mu jam ko bu ko defee am jàngoro boobu moom it boo ko sàndiwee day naaw donc dina indi pollution mais aussi li nga koy def noonu bu nekkee foo xam ne napp bi soriwul comme si wetu géej bi dina fa dem. mbalit yi bëri lool te wutee tax bu nekk ak ni ñuy def ba tàqalikook moom. bu nekkee déchets yi nga xam ni dañoo radioactif wala déchets chimiques mënuñu ko lakk parce que bu ñu ko lakkee fumée boobu noonu muy dégage dafay jur yeneen xeetu pollution ci air bi bu nekk li ñuy wax les déchets à risque infectieux yooyu dañ ko war a stériliser buñ ko stériliser ba pare dañ ko war a broyer ko ba déchets yi ñu incinérer mooy yenn déchets anatomiques yi ak les objets coupants piquants et tranchants comme les seringues et les aiguilles incinérateur boo xam ni dafa war di brûler au minimum à 800 degrés léegi am na yeneen pièces anatomiques yoo xam ni kenn du leen incinérer par exemple comme les membres amputés ak affaire yooyu dañ leen di enfouir. incinérateur bokk ci jumtuwaay yu ñuy jëfandikoo ngir jëlee fi yi leen mbalit ci hôpitaux yi waaye fii ci Sénégal mu mel ni dafay jafe. incinérateur du hôpital yépp ko mën a am parce que dafa war a répondre à des normes warul nekk foo xam ni dafa am ay agglomération yu ko jege boo leen xoolee hôpital bu mel ni hôpital général Idrissa mënul am incinérateur pas parce que bëgguñu mais bu ñu xoolee fu mu nekk par rapport ak agglomération bi dafa am ay kër yu ko wër. yénn ci hôpitaux yi di sànni seen mbalit ci plage yi ndax ñàkkub koppar loolu nag doon lu askan wi di ñaawlu teewu état bu Sénégal mu jël ci ay matuwaay ni mu gën a gaawee.
jaajëf Aminata Ba yegsi nañu ci reportage bi tey ko ñuy waxtaanee li nga xam si moo di wàllum sëriñtu nekk mbir moo xam si dañ ko nemmeeku ci sunu mbokki jigéen ñi nekkit loo xam si daanaka dañ ko daal di ñaawlu ba fa ñaawlu yam reportage Mami Mangara. sëriñ si sunguf saafara xaatim téere mu doon liñ fi fekk si jamonoy maam ba léegi ñu ko doon jëfandikoo nag ngir aar seen bopp tey nag leneen la suñu bëri jublu loolu di ay kàddu Moussa Diom. xam nga Sénégal dafa nekk dëkku aada dëkku xam-xam mu bëri suñuy maam yoo xam ne dañoo amoon xam-xam ñu bàyyi ko fi donc ñii di ko utiliser à des fins yoo xam ne c'est pour se protéger ñeneen ñi di ko utiliser pour faire du mal à d'autres parce que Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne nii protégé wul dañuy bëri daanu sa kaw. liggéey nit lu am la sax ñu bëri yàq diggante ñaar ñuy ànd rek moo leen tax a jóg loolu di ay kàddu Adama Si. ki dem ci sëriñ liggéey ni couple soit couple bu heure ñu yàq relation bi ba kenn nekkatul si jàmm léegi yow nga foog di nga nekk si jàmm doo mës a nekk ci jàmm jalousie rek moo lay jàpp ak xol bi métti xol bi xasan. mbir mi ni mu doyee waar sax jéggi na dayoo loolu la Jeynaba Si di xamle kanam gi wéet fiñ ko fekk mu toog samp taabalam di jaay gerte caaf. affaire wujj bi moom gisal naa ko sama bopp ndax am naa sama benn tante buy sëy mais seen kër gi kenn mënu fee am dara ndax ku nekk sa moroom loolu moom am na lu wóor këng la am na si dëkk bi li nga gis ay ñoo xamante ne nag lay iñaanee soxoree la nga am dara jaral na leen def lu ne pour yàqal la. xam-xam doon lu làkku ñu bëri di daw si maamën yi ngir aar seen bopp jamono ji nag ñu bëri yàq ak def lu ñaaw rek lañ si jublu. jaajëf Mami Mangara Midi Culture 12h12. bàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yégle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa auditeur ak internet yu King FM. Burkina Faso lañ koy daal di tàmbale ak cong gu am ci ab église mu mel ni lu gàtt gàtt fukki doomu aadama ñàkk nañ ca seen bakkan. gën ngaa néew kon fukki doomu aadama ni nga ko waxee ñoom ñoo ci faatu démb ci dimanche gi ci na songoo xam ne nee nañ jihadiste yi ñoom ñoo ko def ci kaw église protestante. nga ci benn village bu faree ca bët gànnaar bu Burkina Faso ñi ko xamle nag di ñu yor wàllu kaaraange ga ak ñenn ci askan wa leeral yi ak Modou Fall. mu mel ni kon élément bi yembagul muy Burkina Faso li nga xam ne moom mooy fukki doomu aadama gën ngaa néew ñoom ñoo faatu ci ab cong boo xam ne ñu ne jihadiste yi ñoom ñoo ko fa def kon dañuy dem déglu leeral yi ak Modou Fall. ab groupe terroriste ñoo amal cong ci ab église ba nekk ci village bu Pansi ci jamono ji nga xamante ni fidèles yaa ngi fa nekk doon màggal seen dibéer gu mag lii ku ko xamle moo di AFP mu ngi ko jëlee nag ca yor réew ma di saytu kaaraange gi bilan bi ñu ne matul témoin yeeg ña rëcc. ca googule cong ñu ngi xayma ni fukki doomu aadama ñàkk nañ ci seeni bakken ca Seba nag ñu jàpp ni kon nit ñi seen xel dalatul ndaxte chrétien yeeg pasteurs yi dañ leen a faat ñi leen xam ne di RFI ni ay terroristes ñoo def li ñu mel ña dëkkee foofu kenn ci ñoom daal di yëkkati ab téléphone am woo RFI nëbb turam nee na kon yooyu la cong ñu ngi am ci diggante réew yi di Mali ak Niger te boo dee xool cong yooyee buñ koy xayma def na ci lu tollook juróom ñaari téeméer ak juróom fukki doomu aadama yu ñu faat ak téeméer ak ñaar fukki junni doomu aadama yoo xam te ni toxal nañ leen ci diggante 2020. Modou Fall koo xam ne si kon am na ay cong bay doomu aadama faatu fa moo di ci déndu Afrique rawatina ci réewum Cameroun. waaye nag wax ya dafa waroo terewul nag massacre ba moom am na ba ñaar fukk ak ñaar ci ay civil ñoom ñoo fa ñàkk seen bakkan fukk ak ñeenti ñu ay xale lañu ak it ay jigéen ca village bu nga xam ne mu ngi nekk ci benn province boo xam ne bëri na nit loolu minorité anglophone yi tamit foofu la ñu dëkk mu nekk ca bët gànnaar bu réewum Cameroun ñi faree ci kujje politique naka noonu ay ONG local yu nekk foofu ñoom daal gouvernement ba la ñu teg baaraamu tuuma ak it ñi nga xam ne ñooy kilifa yi l'armée ba ndax nee nañ ñetti at a ngi nii ñuy def ay congu ci kaw groupe armé sécessionniste yooyu ay anglophone lañu waaye nee nañ ñoom daal ñoo tax ba faat gi am loolu nag xibaar boobu démentir nañ ko maanaam weddi nañu ko ñoom kilifa yi yor l'armée ba seen porte parole di kii leen di waxal yor seen kàddu moom moo ci àddu ne élément de preuve yi ñu am yépp wane na ni majorité yi victime yi maanaam ñi ca loru ay jigéen lañu ak it ay xale jëye ja mu ngi am boori Tisbar ca village bu Nitumbo témoignage yi di seede ya ak li leen askan wa wax daal ci lañ sukkandiku ba def seenu bilan.
jukkib xibaaru biti réew yi ci xibaaru digg bëccëg gi ci rajo King FM Kumba Balan ci àndal jàngoroy coronavirus jay xew ca Chine lañ koy daal di jeexale mu mel ni Taïwan am na kenn ku ca faatu. 1765 doomu aadama ñoom ñoo ñàkk gum seen bakkan ba fii ci jàngoro ji 70 millions yi nag am nañ ko jamono ji ñuy wut saafara ci ñoom rawatina ci province bu Hubei nga xam ne mooy épicentre bu jàngoro ji bu ñu sukkandikoo ci bilan officiel bi nga xam ne génn na ñi nga xam ne faatu nañu téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom-benn li leen faat mooy coronavirus bi ñu dippee Covid-19 ñoom nag ñu ngi faatoo kon ci région bi nga xam ne jamono ji ay matuwaay la ñu jël ne askan wa daal nañu régler benn place wàññi seen dem ak seen dëkk ci Hubei kon ñu ngi gën a ñoŋal li nga xam ne moom mooy kaaraange ga donte ne jàngoro ji fi mu ne nii kenn mën a gukkaa maîtriser ay millions ngi doomu aadama yu bëri fi mu ne nii dañ leen forcer à l'isolement maanaam ñuy moytu bu baax fi ñuy dugg ak fi ñuy génn weer a ngi nii wala weer ak lu tekk bi jàngoro ji duggee foofu ba léegi rawatina ji ci gox bii di Wuhan nga xam ne moom mooy berceau bu bile épidémie kon Serigne Saliou tey fii lañuy taxaw ci xibaar yi soxal biti réew. jaajëf Kumba Ba ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. ak ñun ci studio bi Papa Madiakhate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou Seck di nuyu bépp auditeur ak internaute bu rajo King FM. football lañ koy tàmbalee waxtaane Ligue 1 sénégalaise bi. Génération Foot moom moo nekk ndaare jamono ji ci classement bu Ligue 1 bi. loolu mooy li ñu gën a jàpp ci fukkeeli bëccëg bi nga xam ne ay bés bi ñu génn lañu ko doon amal moom mi nga xam ne moo yor raaya gi di waa Génération Foot dañoo ñàkk ci seen dëkk Dakar Sacré-Cœur moo leen fekki daan leen 2 bal ci benn waaye nag loolu taxut kiy tàggat Génération Foot di Djibi Fall xelam am ak jiixi jaaxaa ñu teewlu ko. jàngat bi mooy match bi bien que ñàkk nañu waaye pour ñun match bu baax la parce que bu ñu xoolee ñaari match yi mujjee génn contre Guédiawaye ak bu tey bi suñu équipe am na taxawaay bu mu am boo xam ne yokk na tuuti par rapport ak taxawaay bi ñu daan am mais maintenant nag li ci des mooy championnat bi xëy na am nañ 5 défaites waaye nag li ci des bari na jàngat bi mooy li ñu def tey nañu jël lu baax li parce que lu baax li moo ëpp jéem ko continuer defaraat suñu équipe préparer waat match yi di ñëw xam ni championnat bi des na pour que match yi di ñëw ñu mën a am ndam tey lañ gën a jàpp tey lañ gën a am confiance parce que ci moment yu metti yi la ñuy reconnaître nit ñi mooy les grands hommes te moment bii nii lañ gën a soxla entraîneur yi ci ginnaaw équipe am donc tey lañ gën a jàpp tey lañ gën a am confiance yi jël lépp rek toog ko ci loxo yàlla continuer waat liggéey et ñaanaat ko suñu match yi di ñëw mooy ci ndam. mu ngoog mu nekkoon ay kàddu ka Djibi Fall di kii tàggat Génération Foot ñu daal di wax ci yenn résultats yi ñaari Tali mook Teungueth FC dañoo témboo ku nekk benn nga dugal ci sa kangi morom Mbour Petite Côte moom jàmbaar mook jàmbaar yi dañoo témboo ku nekk ñaar nga dugal Casa Sport moom dafa ñàkk ca dëkkam AS Douane moo ko fekk daan ko benn bal ci dara Snaps Excellence ak US Gorée dañoo témboo benn bal ku ne daal di dugal Jaraaf moom Njàmbur da ko daan benn bal ci dara AS Pikine ak Stade de Mbour dañoo témboo ca Stade Alassane Djigo kenn dugul sa morom dara ci classement bi Teungueth FC mooy wéy ci bopp classement bi am 20 poñ ak ñeent Dakar Sacré-Cœur ak AS Douane ñoo ca topp Snaps ak Génération Foot ñoo mujj ci classement bi ci Ligue 2 bi it tey ji la ñuy ndar kap li nga xam ne mooy fukkeeli bëccëg bi ak jongante bi war a dox diggante Demba Diop FC ak Africa Promo Foot Demba Linguère bu Saint-Louis mi jiitu ci classement bi ba léegi dafa lajj gu njëkkam ci saison bi Dakar Université Club moo ko daan benn bal ci dara. wàllum football ba tey Coupe arabe des nations U20 mu mel ni Youssouf Dabo ci Ndakaaru lay des. ci Ndakaaru lay des moom mi nga xam ne mooy tàggat équipe nationale ñi amagul ñaar fukki at di tàggat it club bi di Teungueth FC mu ngi xam ne leen li ko waral mooy def ci am ak déggoo ak waa direction technique nationale ngir mu daal di bàyyi kii di adjoint bi di Issa Aydara mu yóbbu équipe bi ca compétition googee nga xam ne ca Riyad ca Arabie Saoudite lay amee ñu teew leeral yi ak moom. sélection muy club dama fa nekk ak ay nit yi nga xamante ni xam nañu li nga xamante ni moom laay xaar ci ku nekk parce que du staff bu bees sama absence dafa nekk loo xam dama si déggoo ak DTN bi dama si déggoo aussi ak président fédération bi du loo xamante ni dama jël rek décision nii ñoom comprendre nañu par rapport aussi ak situation wu club bi et pour sax gën a leeral c'est-à-dire sama absence tey en U17 amoon na fi situation bu mel noonu où entraîneur bi waroon na dem tournoi Maroc demul parce que moment boobu club am dafa nekkoon ci benn yoon donc liggéey la boo xamante ni ku si nekk da ngay jéem a comprendre sa morom
ëllëg bu compétition amee ba nga xamante ni sama présence dafa indispensable damay dem ça y a pas de problème et tey le fait que ma absenté sax mun nañu dem ba biir compétition situation boobu am c'est-à-dire ma bañ a absenté mais ñu suspendre ma et dafay baax aussi ci ki nga xam moom moo fa nekk tey muy Issa des fois muy retrouver wu dans la peau du numéro 1 parce que def na ko Algérie ça s'est très bien passé et tey aussi def na ko donc un staff c'est un ensemble amul kenn koo xamante ni tey ji war na manqué warul indispensable man noonu lay liggéey du ma jël lépp ak moo ko damay jox ku nekk comme ça ëllëg aussi ku nekk mun a apporter dara. mu ngoog fàttali ne édition bu njëkk bu Coupe arabe des nations ñi amagul ñaar fukki at mu ngi tàmbali ni ki ëllëg fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février war a jeex juróomi fan ci weeru mars 2020 gi ñu daal di nekk Sénégal nag mu ngi ci groupe D bi ànd ci ak Soudan Libye ak Émirats arabes unis. basketball ci wàllu national 1 ci wàllu góor ñi AS Douane mu mel ni doole lan tàmbalee. doole la tàmbalee ñoom ñi nga xam ne ñoo yor raaya gi ci góor ñi dañoo daal di daan waa Sibac 81-36 ci weekend bi ñu génn ca stadium Marius Ndiaye ndam loo xam ne nag daanaka diggante beeg waa Sibac lu ëpp ñeent fukki poñ ma nga ca ñuy cay gën a wane rek seen ndëgërlaay ak seen pas-pas ngir daal di gàdduwaat raaya bi nga xam ne daaw ñoom ñoo ko gàddu woon yeneen résultat ci góor ñi ASC bopp dafa ñàkk digganteem ak Saint-Louis basket club mi ko daan 70-50 Duc dafa daan US Rail 71-59 Asfa dafa daan moom it Iseg Sport 85-50 ASC Thiès moom dafa ñàkk digganteem ak ASC Ville de Dakar mi ko daan 74-63 jigéen ñi ñoom it ñoo nga doon amal ak jongante muy jongante bëccëg bu njëkk bi ci national 1 bi bopp dafa ñàkk digganteem ak Saint-Louis basket club mi ko daan 64-50 CMT bu Ziguinchor ñàkk ca dëkkam digganteem ak ISEG Sport 79-55 UGB dafa daan GIA 49-42 Mbour Débalok daanaka ñeenti poñ rek moo doxoon seen diggante 38-34 Mbour moo ca mujjee am ndam ñaari résultat yu mujj yi Satigué moom ASFO da ko daan 65-20 INSEPS bu UCAD ñoom dañoo ñàkk seen diggam ak Jaraaf ñi leen daan 72-48 Serigne Saliou foofu la ñu yem tey ci xibaaru tàggat yaram yi. ngërëm ñeel la Papa Ma Jaxate Sarr ci yaatalu xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee wax kon ci lu gën a ñoŋal jigéen tolluwaay bi rawatina kon ci ay yelleefam loole moo tax a jug association film Femme Afrique ba tax kon ñu daal di taxawal ab festival duppee ko festival film Femme Afrique loolu nag moo jëm kon ci ñeenteelu édition bi taxoon ñu doon amal janloog taskatu xibaare doon ko defee ca centre socio-culturel bu Grand Dakar ci teewaayu Mamadou Sow. gannaaw jàngat bi ñu def si ak yelleefu jigéen ñi fii si Afrique association film Femme Afrique gis ni ñu bari ci jigéen ñu tey dañu umpale seeni ak yelleef waral ñu taxawal ab festival duppeeku film Femme Afrique ngir sensibiliser nit ñi jaarale ko ci ay film Martine Ndiaye moo jiite festival bi. L'importance de ce festival c'est de festival bi li tax ñu amal ko mooy wane ay film yuy nettali jaar-jaaru ay soxna ndax sensibiliser xamal nit ñi mën nañu xeex ba am li ñu bëgg waral thème bi ñu tànn ren mooy femme résistance ndax yenn saay faw jigéen di mën di fësal seen njàmbaarte te loolu ci film yi lañ ko mën a jaarale. lu mat juróom benn fukki film nar nañu ko dawal diir bi festival bi am yépp di nettali jaar-jaaru ay soxna yu jàmbaare benn ci yooyee film sax mu ngi nar a bàyyeekoo ci fukk ak benn yi nga xam ne te ay ndaw di ay jigéen yu ñu tànn ngir ñu jàmmaarloo amal ko Sala di kenn ci ñoom. C'est un groupe de jeunes yoo xam ne dañ leen di sélectionner ñu def appel à film 2 semaines yoo xam ne ferme que ñoom la ñuy nekkal ak suñuy fondateur ak suñuy encadreur que première semaine bi dañuy former gars yi seen scénario former leen gën leen càmbar après loolu dañuy sélectionner benn meilleur scénario deuxième semaine bi ci topp dañ lay gunge pour que nga def lépp lu jëm ci réalisation post-prod et tout ba dernier jour bi laa ñaant ñu def projection. Moussa Touré di ku ràññeeku ci wàllum film teewe woon ndaje bi gis ni dañu war a gën a dooneel ñii di jigéen ñi. qualité yu jigéen yi dañ leen war a jox la parole et puis ñoom tamit aussi suñ leen ko joxul dañ ko foxati parce que koy dem ñuy liggéey ñoom ñoo gën a liggéey da ngay am secrétaire ba moo fay toog ba minuit moom moo lay liggéeyal puis man lu ma xalaat mooy lenn ça veut dire que à chaque fois dans des films toujours dans le cinéma africain surtout et puis même pas dans le cinéma africain
jël xale yi jigéen dañ di jox toujours ay rôle yu nga xam ne mais ñoom tamit ñoom war a jël seen bagage jël affaire bi jël ko lépp def seen. festival film femme Afrique dinañu ko amal si ñaari semaine lu ko dalee ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent si weeru février fii si Ndakaaru buñ ci noppee dugg si biir réew mi Fatick Louga Kaolack Saint-Louis Thiès Ziguinchor ak Rufisque ñu nar ko amal foofee ñaar jàpp ñeenti fan si weeru mars lii di prix maanaam neexal yiñ sa nar a joxe mu ngi toll si benn jàpp ñaari million si suñu koppar. jaajëf Mamadou Sow gaaw bi ñu weesu itam ci la Abdou Latif Coulibaly doon fésal livre génne kon duppee ko Sénégal l'histoire en marche loolu nag nekk mbir moo xam si da ca xaatim lépp loo xam si président Sall def na ko ci juróomi at yi mu fi jot a def waaye tamit li koy xaar kon ci li mu fi jot a def kon ci juróom-ñaari at yeeg li koy xaar ci juróomi at yi nga xam si moom la ñu daal di dëgmal ñëwaat na tamit ci lan moo tax mu daal di bind bi lépp livre ñu teewlu ko moom Abdou Latif Coulibaly ci micro Mamadou Sow. dafa am loo xam ne dafa xew ci réew mi depuis juróom-ñaari at mu bokkoon ci comme bokkoon naa ci mu wax man li ma gis ak ni mu doxee teg ci ay bët gis ko ne lii laa gis lii laa wax ci lii nag ku ci nekk muy yow muy keneen boo bëggee ne li ma wax amul da nga naan fee bi amut maanaam lii nekkul Abdou Latif juum na ma la Abdou Latif lii nga xam ne wane na ko ne lii la ci xalaatam bi baaxul loolu lay xaar képp koo xam ne yaa ngi toog ñu jox la alal réew mi jox la nga am institution muy ma Semba muy ma Demba nga def lu ñu dul mel waree fi nga xam ne moo ci nekk tey day la war a teg fi mbaxana nekk benn la ma doon wax démb fellu ma ci benn dërëm man nag du man ma jàpp yu mbaxana mu tekk ci benn waaye benn wax bi diw ma ko ca la ma waxoon démb moom laa waxaat tey waaye attention bonne gouvernance du caa génn rek affaire xaalis kañ jox société nga détourné xaalis ba comportement moo jagul mu dëppool ak valeurs yi nga xam ne moom lañu am ci réew ñu naan la baleel sa kër bala ngay sangu bala ngay bale kër jàmbur baleel sa buntu kër nga bale sa buntu kër ga ba dem sànni ko ci buntu kër jàmbur jalgati nga la xamoo suñu valeur ak suñu gëm-gëm dafa jekk ci kilifa booy génnee di wax la ngay wax nga méngale ko ak jëf-jëf ya nga xam ne moo am boo paree génnee la wax ji ba pare ne lii nag man ànduma ci ku nekk am na droit waaye génn rek xalaat ne lii bu ma ko waxee dana neex ñi ma àndal rek nga wax loolee moom sottiwul dama ne nañ xool lépp lu ñuy wax parce que hydrocarbure ay la yëwén du affaire recette yi ñu ci xar rek naka la ñuy fexe ba nga xam ne buñ ko génnee ci suuf si la dal ñeneen bañ ñooy dal nga xam ne dañ koy génnee rek dem jaay ko mu dem ndax loolee dina am Sénégal am na leneen luñ prévoir bi nga xam ne buñ def génnee hydrocarbure bi au lieu kon ñu def ko ni ñuy def gerte gi jël ko rek pagawoo ko jaay ko bitim réew ñu fexe bi nga xam ne bu génnee dañ koy defaree fii liquéfié ko dem jaay ko bitim réew. kaddu yi Abdou Latif Coulibaly Midi Culture ñu yàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di defal nataalu Boubacar Joseph Ndiaye moom nag mi ngi gane àdduna fukki fan ak juróom ci weeru octobre atum 1922 génn àdduna juróomi fan ci weeru février atum 2003 ku ko tudd ka sa xel dina dem ca Gorée Ndeye Mati Dieng. wasaare taarixu Gorée fépp ci àdduna moo doonoon liggéeyu ko Boubacar Joseph Ndiaye 1962 la ko kilifay réew mi tabb conservateur en chef de la maison des esclaves à l'île de Gorée nit ki am jaar-jaar bu yelloo ak ñu dénk ko suñu alalu bokk moomeel bi gën a rëy muy kërug njaam ba nekkee ca Gorée di patrimoine historique mondial ñu taxaw tuuti nag ci histoire Gorée ngir fésal dayok kër gi la ñu dénkoon Boubacar Joseph Ndiaye ay ati at ci ginnaaw tubaab yi dañ daawoon ñëw Sénégal di wàcc Gorée di jàpp suñuy maam jaam di leen jaayiwaat tugal loolee ñu def ko ci lu toll ci ñetti téeméeri at fi ñuy woowee la maison des esclaves ci Gorée foofee lañ daan denc suñuy maam ba heuruk dem tugal jot ba léegi boo fa demee ay firnde ñoo ngi fa muy ay chaîne yu ñu leen daan takkee ay néeg yu tuuti lool taxat porte aller sans retour lépp ngi fa nag ba léegi ngir bañ taarix bu toll ni naxsaay moo waroon ba ñu dénk ko ku ci mel ni Boubacar Joseph Ndiaye ngir sàmm gi moom mi la nga xam ni foofee ca Gorée la jànge école primaire am laata muy dem Pinet-Lapadre bu Dakar compositeur typographe bi 1943 bokkoon na ci la première armée française gi doon xeex la libération de la France Boubacar Joseph Ndiaye tirailleur sénégalais la woon jot a participer ci la bataille du Mont-Cassin sous-officier parachutiste ndax liggéey na ca Extrême-Orient ci la première brigade de commando parachutiste coloniaux Boubacar Joseph Ndiaye ancien combattant 1939 ba 1945 ay gratam nag yamul foofu dong ndax jot naa nekk croix de guerre officier de l'ordre national du Lion chevalier de l'ordre national du mérite chevalier de l'ordre du mérite sénégalais am na sax ñu ne moom dong dafa doy ngir jëmmal taarixu Gorée ndax daanaka lépp la fekkee liggéeyam bu rafet moo tax ba UNESCO restauré la maison des esclaves ci atum 1990 ci moom sax la Rachid Bouchareb réalisateur algérien inspiré woo ba def personnage Alioune ci biir film bi de Little Sénégal góor gu màggat di guide ci la maison des esclaves bu dem Amérique ngir seet ay maamam Boubacar Joseph Ndiaye ci boppam joué na ci The Howling Passage Voice from Water génnoon ci atum 2005 2008 ñu jëmmal liggéeyam ci film bii di Retour
à Gorée ba tey ci anam yi mu tànnoon ngir nettali taarixu Gorée la bindee woon ñaari livres yi la maison des esclaves de Gorée ak il fut un jour à Gorée. Boubacar Joseph Ndiaye 87 ans la dund 15 décembre 1922 ba 6 février 2009. jaajëf Ndeye Mati Dieng ci boobule nataal Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal Malcolm moom nag acteur la bokk na sax ci série bi la di maîtresse d'un homme marié waaye tamit Golden nekk kon ay série yoo xam si doon na daw ci télévision Futurs Médias leneen loo xam si tamit daal dina koy waxtaane moo di ay jaar-jaaram laaj ak tontu dox na digganteem ak Ndeye Mati Dieng. Malcolm ñoo ngi lay nuyu te yow lañ dalal ci Midi Culture ngay artiste comédien. maa ngi leen di nuyu bu baax maa ngi kontaan bu baax ci choix bi ngeen def ci man Malcolm. biir Marodi TV nga nekk sa dugg foofu naka la demee. dugg biir Marodi nekkul woon loo xamante ni si yaakaaroon naa ko moment boobu parce que maa ngi focalisé woon ci beneen projet bu nit ñi gënoon xam mu nekk le Malcolm Comedy Club. en même temps on avait des projets à faire avec la RTS. bi ma paree nag toog noonu ci la ma Marodi woo pour benn projet bu tudd Golden dans les normes Golden moo nekkoon le projet mais quand j'ai discuté avec Mass Ndour du coup mu ne ma attends yow on te veut pour tamit maîtresse d'un homme marié. Malcolm suñu la laajee da nga naan yow humoriste nga waaye buñ la gisee ngay jouer cinématographe ngay gën a joxe lan moo waral loolu dafa am benn formation bu particulière boo def wala ndax mën nañ la xaar ci série boo xamante ni sa partie comique ngay wane. c'est normal parce que li nga xam ne moom la nit ñi di gën a gis ak yow li nga xamante ne si moom ngay jëmmal du doon benn li nit ñi di gën a gis mooy yow yàlla daf la booleeg li ngay jouer lu bëri nit ñi di gis cinéma la et buñ ma joxee benn rôle je n'ai pas le droit pour ne du ma jouer li bien vrai que dinaa am sumay principe bopp mais alhamdulilah bi ñu ma joxee yenn rôle dama ci jouer dem ci ba jeex donc cinéma bi moom mooy gën a fës loolu personne bi la ak personnage bi que ça soit mu nekk dans Saaxoy Mangane ak waa Canal Plus que mu doon tekki fii ak Union européenne wala mu nekk sama premier film court métrage yi waroon daw festival New York ak yeneen série ak yeneen yi gars yi gis yëpp dañuy gis kanamu policier kuy ñàngal ça c'est le cinéma et pour faire benn série boo xamante ni c'est 100% comédie là il y a le Malcolm Comedy Club qui boo xam ne ça date ça fait très longtemps benn comedy club là on invite les gens tout le monde venait gars yi def conte humour ñi def les bon lipun tout le monde venait on sympathisait entre frères et sœurs et tout mais peut-être chance moo amagul que ñu def série bu mel noonu autoproduire suñu bopp pourquoi pas ñu gën a fësal loolu noonu parce que des fois je le dis nit ñi ne la xaar nañ loolu ci yow. projet boobu di Malcolm Comedy Club da nga ko arrêté wala léegi ñeneen ñoo ko yore. ñu ngi ci nekk jusqu'à présent mais dañu gën a nekk ci base de formation on essaie au moins def ay tournée dem Casamance Thionck-Essyl Ziguinchor premièrement bi ma génnee def tournée nationale Massamba Gueye laa àndal des fois ma ànd ak moom dem ci yenn kii bërëb yi toog ak yeneen ay nasaraan yoo xam ne bokkuñ langue reetaan loo leen ci français reetaan loo leen ci anglais mu nekk ay textes yu ñu bind préparé rien n'a été forcé on veut au moins Sénégal gars yi xam ne y a des stand-uppers boo xam ne bokkut ak ñuy def ay contes et tout et pourquoi pas je pense que initiative boobu mën na dekkiwaat avec vous on sait jamais. jamono yi yaa ngi biir Marodi TV waaye ndax su la beneen maison de production soxla woon ndax pare nga pour dem liggéey ak ñoom. mais bien sûr man freelance nekkuma foo xam te ne si dama signé contrat pour toog fa damay liggéey comme ñoom tey benn sponsor bu leen soxlaa dañuy liggéey stand up mooy nga reetaan loo nit ki mais di def ay vannes en même temps nit ki di xalaat boo koy doog a def nag di nga dégg lu ne waaye kii dafa xaw kii parce que dañuy foog ne ñun nit bu fay xaalisam ñëw rek tout le temps dafa war di ree enchaîner non pas du tout dafa war a xalaat par exemple quand on parle de par exemple pour jigéen ñi nga xam ne ñu ngi leen di tooñ ci biir kër yi ñu ngi leen di bundu xataal ci biir kër yi mën nañ ci wax ree mais à un moment donné gars yi dinañ ne le gars il a raison on peut parler politique on peut parler santé on peut parler géographie on peut parler de santé on peut parler de pas mal de choses ci biir stand-up. Malcolm ñoo ngi lay jaajëfal amoon mbégte dalal la tey ci Midi Culture ngay artiste comédien. li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck. la dugal xob ca kan ma du ko ca génne ku ko wedde laajal Guy Marius Sagna ab nataalam bu mu defeenoo moom la l'observateur xëy fésal ci aw xëtam boole ca dinu xamal ni Guy Marius Sagna def na juróom-ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ca biir kaso ba maanaam 79 jours journal U15 angle corniche bi yamul foofu ndax nag da caa boole dinu faram fàcceel na activiste bi di dundee ca biir kaso ba bokk na ca dundug werelaan nga mu fa nekke ndax nag jamono ji jàpp leen ni dan koo ber féetale ko fa ñuy def samba boy yu mag ya l'observateur boole ca samp laaj ne lan moo tax
tax jabaru Guy Marius Sagna nekkatul ne bés bu nekk la fay dem nekkit mbir moo xam ne jamono ji jaaxal na ñëpp yéene kay Futurs Médias bi tëj wax ja ne Guy Marius Sagna boo moytuwul li daloon Ousmane Sonko dina ko dal maanaam dinañ ko dàq ci biir fonction publique bi Les Échos ne booba fekk na waa ñoo lànk di ñi koy jàppal tànk moom Guy Marius Sagna tey ji dinañ dem déposer ji ca kanamu préfet ab kayit di sàkku ndigal bu leen di may aljuma bii nu jëm ñu amal doxu ñaxtu ñi ñëw ak doole ci réew mi jamono ji moo di américain yi enquête yéene kaay ne doole dëgg kay la américain yi ñëwee te nag dañ caa boole signé ak waa Sénégal ay accord yu bëri te am doole lu ci mel ni ci pétrole bi ci santé bi di wér-gu-yaram ba ci éducation di wàllum njàng ak njàngale mi Le Quotidien yéene kaay ne dëgg la Sénégal ak Amérique jamono ji lépp jàmm Mike Pompeo mel ni ku koy dëggal ci Le Soleil national secrétaire d'état américain bi ne Sénégal réew mu am démocratie la démocratie dëgg moo di lu neex waay wax waaye nag di ko teg ci yoon président Macky Sall ci laas mel ni ku naan loolee nag moo amul ndax nag ci réew mi da cee am ñoo xam ni toog taal seen rajo rek lañ fi nekke di xoor ak di déglu lu nu xaxare njiitu réew mi surtout Matar Mbaye Khoudia Gueye bi moo nekk ci xët u njëkku La Tribune journal bi des médias bi ne Moustapha Cissé Lo faraat nay xeram te bile yoon ay doj la jël di ko joor waa APR Cissé Lo ne àndul benn yoon ci Moustapha Diakhaté mi nu dàqe ci biir APR tey te APR jot na sëkk ñu yeesalaat ay bànkaasam Cissé Lo yamul foofu ndax nag nee na bu dee dëgg rek ngeen bëgg a dégg jamono ji réew mi ci boppam a wogosu lépp a metti ñëppay xultu El Pistolero tëj ay waxam wax ci xalaatup maire bu Ndakaaru ñu di ko fal mu ne àndu ci tey ëllëg waxi nopp te sax moom maire bu Ndakaaru mbër la ca bëgg a doon keneen ko àndul ci ñuy fal maire bu Ndakaaru moo di Mame Boye Diao directeur u domaine bi ne loolu moom du xalaat te it wax la joo xam ni nan ko gaaw delloo fa nu ko jële woon Les Échos ne ci gàttal dal waa APR yamale nan Aminata Mbengue Ndiaye place am ndax nag journal bi nee na muy Moustapha Cissé Lo di Abdou Mbow ba ci Mame Boye Diao ñoom ñëpp maase nan ne ànduñu benn yoon ci ñuy fal maire bu Ndakaaru ko li ko wër jamono ji bokk na ci li yéene kaay xëye tey di ko waxtaane moo di Mame Matar Gueye bu ONG Jamra ak doomam bu jigéen bi réeroon te mujjee feeñaat Les Échos ne Fatou Bintou Gueye la tudd moo di benn doom bi Mame Matar Gueye am te nu waxoon ni dafa réer waaye nag journal bi nee na mbir moomee am nag lay soxul ndax nag police danoo génn ne ndaw si ci ab auberge la nekkoon moom a ko faram Vox Populi ne kàddu yooyu waa police wax metti lool la def Mame Matar Gueye ndax nag vice président ONG Jamra bi nee na waa police danoo teel a wax te la nu wax dara du ca dëgg taxit mu jàpp ne am na lu nekk ca gannaaw journal bi ne jamono ji moom waa police téléphone xale bu jigéen bi ci boppam la nu jël di ko xool ak di lëj mbët la ca nekk L'Observateur ne lu ci mën di am daal Mame Matar Gueye mer ba futt la def jëmale ko ci police ndax nag la ñu wax doomam bu jigéen bi da koo metti ba fa kanamu yàlla bu ne waaw léppay changé daanaka yéen kaay nu xëyandool ñoom ñëpp a maase di tàccu Sadio Mané boole ca dinu xamal ne Sadio Mané gannaaw gaañu bi mu amee woon ñëwewaat na ak doole ndax nag bit bu rëy la dugal keroog bi Liverpool di football te nag jàppale ni ba fii Sadio Mané ca Angleterre ga mu nekk dugal na fa téeméeri bi mu nekkoon kon li yéen kaay xëyee suba ak tey wàllu musique la ñuy jeexale jotaayu Midi Culture tey El Hadj Diouf lañ leen andil ci woy bi mu duppee demoon na mi ngi noonu mbokk yi kon foofee la ñu yem ak yéen ci Midi Culture yama itam ak li nu cërale woon ci waxtu jeex di jaajëfal bu baax a baax ñu nu doon may nopp ci 99.4 ak ñu nu doon topp ci www.kingfm.sn cant sa ngërëm ñel na bu baax a baax Kader Lo Abdoul Khadr mi nekkoon ci machine bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kaddu gi production Lamine Ndiaye digital Yacine Pouy léegi kon Alaaji Baye Cheikh mooy ñëwaat wéyal King Feeling lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture. C'est l'heure de